عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق. ba tax na ñu insister nag ci wàllu wér-gu-yaram bi nan lañ koy saytoo. dafa am ñaari événement yu fi am yu nga xam ne nii ñi ñu doon observé ñi ña am na ñaari dëj yu fi am yàlla fi gëj mu nga xam ne def nañ fi organiser nañ ko fi def organisation bu mucc ayib ba buñ fa jógee wax dëgg yàlla li ñu bëri doon séentu ñu doon ndort bon doon ragal amut. moo tax ñu bëgg a reconduire même dispositif bi wax naa tout à l'heure ne préfet na def benn ci fan yi dana organiser réunion séq ko ak comité d'organisation bi séq ko ak médecin chef région séq ko ak Croix-Rouge séq ko ak police bu ko defee réunion boobu danañ fexe ba lépp lu ñu war a jël comme matuwaay ci affaire masque ci affaire gel ci affaire thermoflash ci affaire sensibilisation ñu jël ko ba mën a organiser gàmmu gi ci jàmm ak salaam. ba wax naa léegi sax ne état bi moom li mu ci war a joxe ci masque ak gel yëpp dana ko joxe mais nag du doy moo tax mu wax li comité d'organisation ne leen ñoom itam nañ lancé appel 10 millions de masques sax bu ñu ko amee baax na waxin la pour wax rek ne suñ ko amee jël mais bu ñu amee lu nga xam ne aussi dana mën a couvrir aar ñëpp ñi nga xam ne ni ñu ci gàmmo gi loolu aussi moo ñu gën ba defee danañ organiser loolu insister nag ci place yi nga xam ne nii moom ku fa dem àla kulli àllen da nga takk masque da nga laal gel loolu comité organisation bi dana ci liggéey ak préfet liggéey ci ak police place yooyu danañ leen répertorier ba ñëpp xam ko ñu def fa dispositif bi nga xam ne nii fa lañ ko war a def bu loolu weesoo aussi ku ne gàmm da nga wax kaaraange sécurité biti ak sécurité ci biir sécurité ci biti mooy fépp fu nit di jógee ci 4 points cardinaux yi pour dugg Kaolack loolu gendarmerie dana ko saytu en rapport ak sapeur pompier yi nga xam ñoom itam ñoo nekk noonu sécurité ci biir Kaolack loolu moom police dana ko toppatoo bu ko defee ñoo ñëpp nag muy police muy gendarmerie muy sapeur pompier ñoom ñëpp danañ créer li ñuy wax PCO poste de commandement opérationnel ñu samp ko fii ci Medina Baye comme ni ñu ko defee woon daaw pour saytu kaaraange ñëpp surtout saytu kaaraange li wër fii ci mosquée bi ak li jëm ci kër kilifa diine yi plus particulièrement kër xalif général de Medina Baye. su loolu weesoo aussi wax nañ fi affaire fexe ba am courant mu doy Senelec wax na ne moom pare na mi ngi déglu comité d'organisation fépp fu ñu doxañ rek mu dagg donc loolu moom dal na xel comité d'organisation la ñuy déglu ci loolu. wax nañ aussi ne danañ fexe ba ndox doy ànd ci ak Sen'Eau ànd ci ak SONES ànd ci ak OFOR ànd ci ak comité d'organisation loolu wax nañ ko léegi wax nañ citerne yi nga xam ne soxla nañ ko nan lañuy def ba citerne di tourner fan lañuy def bâche à eau yi yooyu yëpp wax nañ ko ba SONES moom nee na dispositif bi ñu defoon daaw du ci dindi dara xanaa daf koy yokk extension yi ñu demandé muy 15 kilomètres yooyu danañ ko exécuter mais après gàmmo la parce que diggante bi dafay xat te dañuy lancer appel d'offre pour mën def extension yi bi ñu jógee ci loolu je crois que wax nañ wax santé wax nañ sécurité wax nañ ndox mu des hygiène ak assainissement yooyu yëpp dañoo génn ci nawet te am na mbedd yu bëri nga xam ne nii ndoxu taw bi ma nga fa des yooyu dinañ fexe ba remblayer ko assainir ko ba nga xam ne ni nit ñi dinañ mën a jaar fenn seen yëre du takk du seeni dàll du kii ba loolu tax na ba am na mbedd yu nga xam ne dinañ ko defaraat wax nañ ko Ageroute léegi nañ ko defaraat bu baax nga xam ne nii nit ñi dinañ ci mën a def seen gàmm loolu daal ci gàttal entre autres points retenir nañu ko
bëri na points yi bëri na mais daal comité d'organisation dinañ. lan yan disposition la autorité yi war a jël pour éviter yenn cas contact. boo ko waxee dafay mel ni population Kaolack dañ ci yokkaat lu toll parce que ñuy jógee bitim réew bu ñëwaat Kaolack presque jege na Kaolack wala mu toll donc lu ñu war rek mooy ñu ñëw rek considérer la comme taalibe considérer la comme suñu mbokk dispositif bi ñuy jël pour ñëw moom lañ jël pour yow moo tax bu ñëwee ñoom ñëpp danañ leen sensibiliser ñoom ñëpp danañ fexe bañ takk seen masque ñoom ñëpp danañ fexe bañ ut seen gel ñoom ñëpp danañ fexe bañ respecter seen gestes barrières bu ko defee bu ñu ko defee rek ni ñuy ñaanee mucc ñu aussi noonu ñu leen di ñaanalee ñoom ñu mucc ñu dellu seen dëkk waaw daal loolu dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax monsieur le président gàmmu bi dina baax gàmmu Xawli mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ba pare ñu ngi leen di wax ne man sama kaddu ñaan rek la waroon a doon tëj waaye xam nga ne lu mel nii ku ko organiser ay kilifa teew ay kilifa yónni leen ci côté bu nekk ñu def liggéey bu rafet bi war naa am ku leen gërëm xalifa bi moo leen war a gërëm nekku fi war naa am ku ko wax ci turam gouverneur ak ñi mu àndal mënta gërëm boppam te warta gërëm boppam COMAF mi nga xam ne moom moo yoree liggéey bi mënta gërëm boppam donc loolu moo tax man foog ma jiital ay baatu ngërmande balaa may ñaan baatu ngërmande gi nag mooy ñi ngi gërëm président de la république ngërmande goo xam ne ngërmande gu mat a mat la naka jekk waaye ren daf cee gën a feddaliku parce que comme ni ngeen ko xamee ci état lañ nekk waxuma sax dooley état waaye ñun dañoo respecté état respecté suñ bopp respecté réew mi ba nga xam ne su état waxoon ne waru fee amee dañuy bàyyi loolu lu ñu war a remarqué la donc état bi tamit compréhension boobu ak itte jooju mu def loolu tamit lu jara signifie lu jara souligné la mais président de la république suñ koy gërëm danañ ko wax ne ko sa gouverneur bii nga ñu tegal fii ci Kaolack gërëm nañ ko moom i tamit parce que xam na sa bëggu-bëggu xam na sa yéene te liñ ko fi tegee ci wàllu googu noonu ñun sentir nañ ko gërëm wax koy tamit ne ko sa préfet moom i tamit liggéey bi mu ngi koy def comme ni mu waree gërëm nañ ko gërëmaay goo xam ne am na loo xam ne dëgg-dëgg yéen mën ngeen a am seen rapport waaye ñun ñiñ koy defal yi tamit yaakaar naa ne wax ne dëgg-dëgg li ñuy wax ñun tamit yëg nañ ko yaakaar naa ne am na solo pour bañ a guddal nag ku gërëm gouverneur gërëm préfet ak mboolem ñi nekk ci ron gouverneur ak préfet ci chef de service yeeg ñëpp yaakaar naa ne loolu war naa mun a doy pour gàttal lu tax nag gërëm président de la république ci lu mel ni gërëm état bi ci lu mel nii dama koy tënk rek dama mës a dégg Baye Niass mu wax kaset yaa ngi fi mu ne depuis indépendance ak léegi Medina jaar na ci ñetti étape bu njëkk bi mooy ay colonialistes ñoo fi nekkoon ay tubaab amul dara luy justifier ñu ilif ñu lu mooy ne dañoo ëpp doole waaye terewut nangu woon nañ di jëflanteeg ñoom di rafetal suñu digganteeg ñoom ngir bugg jàmm ak ngir bugg dal déglu leen li muy wax bu baax a baax mu ne gannaaw gi am na gouvernement bu fi ñëw jamono Senghor ci tàmbali bi dañoo jël lépp loo xam ne lu baax la lépp luy teraanga la ñu sepp ci loxo Medina bàyyee wax de mu ne waaye terewut ñooñu gën a loon tubaab bi ndax suñu jarbaat lañ ak suñu doom lañ gannaaw gi nag état boo xam ne nawloo nañu defoo nañu ñëw na fi kon lépp luñ doon def ci effort pour réew mi baax wala état bi nekk ci jàmm dañ ko war a doubler ci la Baye waxee woon ne ñun waa Medina lépp lu état santaane rek waruñ koo def rek yem ci mais dañ caa war a raw kon nag su jamono di dox bañ agsi ci état boo xam ne la Baye doon wax ci jamono jooju boobaag lay ëpp na juróom benn fukki at jamono bii nii la gën a feeñ ñëpp gis ko kon loolu war nañ koo fàttali taalibe yi ñu xam ne war nañoo bàyyi xel ci loolu
waxuñ ko nag pour neexal kenn mais loolu mooy dëgg waaw bu ko defee nag man sama message bu gàtt bi maa ngi ko jëmale ci taalibe yi ñoo war a xam ne ñoom ñoo xewle sëriñ bi moo xewle bési yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la donc ñoom lañ war a soññ ñoom lañ war a wax ne jël leen seen responsabilité parce que yow yaa am sa ngénte nit ñi ñëw pour jàppale la ci ngénte li du ñoom la ñu war a wax ne nañ jël nañ respecté mesures yi mais yow yaa ko war a respecté kon état bi dafa ñëw pour dimbale ñu lépp luñ man def nañ ko ak luñ mënut kon ñun taalibe yi ñoo war a sagal sëriñ bi sagal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp loo xam ne discipline la ak yar la ak lépp loo xam ne jàpp nañ ne mën naa indi fitna mën naa indi problème ñu moytandiku ko loolu mooy li nga xam ne mooy message bi kon nag ñi ngi gërëm COMAF bu baax a baax ci taxawaayam bu rafet di leen ñaanal yàlla ñu am continuité mais tamit di leen wax ne tamit yaakaar naa ne lenn rek moo tax Médina jël responsabilité jël décision ñaan état bi ne ko dañoo bëgg a organiser gàmm pourquoi lenn rek la duut ne dañoo ignorer li xew duut ne dañoo bokkut ci àddina bi mais dañoo jàpp ne barke yonent bi ak taxawu ci bés yonent bi ba yonent bi bëgg ci ñun buñ ci sukkandikoo ñaan yàlla jàmm mën naa am ci réew mi loolu rek moo tax ñu def ko mais du am sañ-sañ du leneen. waaw bu ko defee loolu mooy li nga xam ne loolu rek mooy wax ci kon nag ñi ngi gërëm ñëpp mais ñi ngi gërëm surtout journalistes yi ak presse beeg ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci li tax wax ji nga di ko wax fii ci saa si mu àgg Nigeria àgg Bénin àgg Amérique àgg fu nekk loolu tamit ñooñuy tamit buñ ci bokkutoon du sotti kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu yaakaar parce que dafa am benn waay boo xam ne nee na dañuy werante gàmmu baax na wala baaxul mu ne man damay gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma gis ko xaw ma ci nelaw la xaw ma ci lu mu ne mu ne ma laaj ko ne ko dañuy werante gàmmu baax na wala baaxul mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko ne ko man day ku bëgg ci man ma bëgg ci yow te gàmmu du dara lu may bëggee yonent bi kon ñi ngi ñaan ci barke gàmmu gi ci barke mbóotu gàmmu gi yàlla nañu yàlla dàqal mbas yàlla nañu yàlla du mbas mi rek mais yeneen mbas yëpp yàlla nañu yàlla dàqal lépp luy métit ak lépp luy tilim ak lépp luy naqar ci xol yëpp yàlla nañu ko yàlla dàqal ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw non ñoom nag nee nañ ma présenté wu pour ñu xam ki doon wax mooy kan xaw ma ndax xamuñ comme déet waaye kii Mouhamad Mounhamina la ibnu Cheikh Ibrahima Niass wala tabiin wa man tabi'ahum bi ihsaan ilaa yawmi diin gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne jotaay bi tey jotaayam la ci keppaaral Medina Baye Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mi nga xam ne dundam yëpp ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko def ay doomam yëpp moom la leen tuddee léppam Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ngir topp boromam moom moo waxoon ne ni en li Ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun badaa linnaaziriina jamaaluhu maa ngi ndokkeel sama bopp man El Hadj Ibrahima Niass sama weer teru na mu namm ci weer wi ñuy fuglu di ko préparé te mooy gàmmu Medina Baye 2020 bés bu ko fekkaan ci tukki wala ci biir réew mi rawatina bu nekkee ci tukki daan wax ne qalbi dawaaman bi Medina yarqubu wala arqubu chahral habibi is arahu yaqrubu sama xol yëpp mi ngi aju ci Medina ndax weeru soppe bi jege na kon solo si waral jotaay bi tey mooy ne ci ndigalu xalifa bu tedd bi sayidi alwalid alaalimu aljalil almufassir moula cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass moo santaane woon pour ñu tatagal ki nga xam ne mooy gouverneur yi Kaolack ak monsieur le préfet ak mbooleem service yi ñu àndat ak presse bi ak àddina yëpp pour waxtaanee solo waajtaay ak fuglu gàmmu Medina Baye wax dëgg yàlla bés bi nekk na bés boo xam ne bés bu am solo la fekkee ngeen suñu waxtaan waaye ñu ngi leen di gërëm ci njëlbeen gi ak ci mujj yéen journalistes yi nga xam ne yéen a ngi fi boobu ba léegi te jotaay yi yéen a koy jotal ba àddina yëpp mën see jot ñu ngi leen di remercier ci coono bi ak taxawaay bi ñu ngi sant yàlla bu baax nag jotaay bi comme ñi ko wax léegi waxee monsieur le gouverneur wax dëgg yàlla déglu nañu bu baax moo commission yi nga xam ne nii ñoo bokkoon service yi teew fii ak COMAF bi nga xam ne ñoom ñoo doon organiser jotaay bi ci teewaayu suñu papa suñ kilifa suñu oustaz fadilatu Cheikh Mouhamad al Mounhamina Ibrahima Niass li nga xam ne mooy président Ansaruddin jotaay bi jàll na ci jàmm
waxtaan nañ ci mbooleem point yi nga xam ne moo nekkoon ci cahier de charge bi xam naa damay tënk rek ndax jotaay bi mi ngi bëgg a yàgg ci yéen di aju ci santé surtout santé nga xam ne ren dafa nekk loo xam ne nii dafa am priorité bu rëy ngir feebar bi nga xam ne moo lëmbee àddina ak si woon Sénégal ba tax na wax nañ ci loolu wax nañ ci ndox mi wax nañ ci courant bi wax nañ ci social wax nañ ci organisation wax nañ ci bitim réew ak biir réew mi parce que ku xam Cheikh Ibrahim xam ne dimension internationale la mboolem point yi nga xam ne defoon nañ ko ci cahier de charge bi comment mi ngi wax ne biñ ko déposé ci monsieur le préfet boobu ba léegi lépp nuñ ko bëggee woon noonu la ko monsieur le gouverneur Kaolack defee ngir ut bànneexu président de la république ci famille Cheikh Ibrahima Niass ngir ut bànneexu xalifa Medina Baye mu Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima ngir ut bànneexu askan wi ak taalibe bay Baye yi jugee ci bitim réew ak biir réew mi càmbar nañ yëpp waxtaan nañ mën nañoo wax daal ne suñu xel dal na ci liñ fi déggee ci ay engagement ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla may tawfiq may ko gouverneur may ko ñi mu àndat may ko service bi may ko COMAF parce que liggéey bi du liggéey bu ndaw parce que engagement taxut a def li nga wax am nañ yaakaar nag ne ñoom danañ ci taxaw parce que daaw jéeg def nañ fi ay gàmm yoo xam ne nii moom préfet mi ak gouverneur moo ko jiite woon daaw wax dëgg yàlla lañ waxante woon ñun daaw doomi aadama mat yàlla rek ko def waaye def nañ ci lu bëri loo xam ne ni dëgg-dëgg daloon na suñ xel bu baax a baax kon ñu ngi koy gërëm moom gouverneur bu baax ci taxawaayam man sama xarit la sama soppe la mais liggéeykat la waxuma ko ngir lim teew moom monsieur le préfet yëpp ay liggéeykat lañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen gërëm di wax ci ñoom wax ju baax bu loolu passé nag ñaan nañ fi ay ñaan ci njëlbeeni waxtaan wi kenn du fàtte kilifa gu toll ni Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass nga xam ne mi ngi ñuy dëddu gannaaw doon biddiw bu tàkk doon jant ci xam-xam doon jant ci kersa ak mbaax ñaanal nañ ko fi yàlla ñaanal nañ yàlla Seyda Fatimata Zahra ak Cheikh Mouhamadou Mukhtar ak mbooleem julit yëpp ci àddina bi yëpp ndax Medina Baye ñëpp la yéene jàmm ñaanal nañ yàlla tamit mbokk moo xam ne ci mairie Kaolack la nekkoon adjoint ci madame le maire muy koo xam ne nii ñu di ko wax Ilimane Cissé daaw mi ngi nekkoon ak ñun fii jël ay engagement taxaw ci gàmm gi moom it ñaanal nañ ko yàlla bu baax ñaanal nañ mbooleem julit kon ci gàttal daal lii laa amagumoon lu may wax parce que li ma bëgg a wax bëri na waaye yërëm naa doomi aadama yi surtout journaliste yi ba léegi yéen a ngi ci liggéey bi te monsieur le gouverneur wax na tënk na wax ji. mais seen xel dal na daal ci matuwaay bi. sëñ Mouhamed naa wax na moom it tënk na waxam kon mën naa laa tontu ne suñ xel dal na ci engagement yi ñu fi jëlee suñ itte tamit gën nañ koo yokk COMAF pour gën a jël suñu responsabilité ci atam ren mii parce que atam ren mii dafa ràññeeku lool walis at yi weesu ci dimension Medina Baye dafay gën a yokk taalibe yi dañuy gën a yokk gan yi dañuy gën a bëri waaye Covid 19 bi tamit dafa ñëw lëmbee Sénégal lëmbee àddina ba tax na kon taxawaay bi responsabilité dafa gën a rëy duñ def rek lu may ñaanal suñu bopp ñaanal képp koo xam ne nii rek yaa ngi ci autorités yi ak ku bëgg a gàmm gi jëm kanam yàlla defal la jàmm yàlla jàppale ñu may ñu tawfiq ñu lancé appel nag jëmee ko ci mboolem soppe yi mboolem taalibe yi mboolem soppe Cheikh Ibrahim mboolem pèlerin yi nañ ñëw ci jàmm te fekk jàmm comme ni ko bàyyi yaree comme ni ko bàyyi xamalee te mooy yar ak teggin te addubun fi zahirin wa batinin bi yuraqal maru lil mawatini am yar ak teggin ci zahir ak ci batin ci la taalibe bi di yéegee jëm ci maqaama yu kawe yi ñu xam tamit ne atam ren dafa ànd ak feebar matuwaay yi nga xam ne moom la gouvernement bi tëral moom la ministère de la santé tëral ñu respecté ko ñu ñëpp taalibe yi ak soppe yi ak képp ku ñëw ci gàmm gi ñu bàyyi xel dégg nga mesure de barrière yi nga xam ne moom lañ jël ci masque yi ci gel yi engagement yi nga xamante ne moom la préfet nar a jël ci ndigalu monsieur le gouverneur ñu xam ko bu baax te jàppalante ci ak loolu daal laa amoon lu may sànni ci ay kaddu maa ngi nuyu mboolem taalibe yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina di leen jotal nuyu sëriñ bi nga xam ne moo santoon COMAF pour mu taxaw ci gàmm gi pour organiser ko di gërëm Cheikh Mouhamed na Ibrahima Niass ci taxawaayam ak jàppale bi nga xam ne tam mi ngi koy jàppale doomam xaritam ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi mi ngi ñu ko dénk ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm journaliste yi di leen delloowaat kàddu gi su fekkee am nga lu ngeen di laaj man jaam bu xeebu laa tudd xaadimu Cheikh Ibrahima Niass loolu mooy sama tur ñu di ma wooyee Baye Mamoun Niass may serviteur yi Cheikh Ibrahima di seen serviteur président COMAF Cheikh bi lu jëm ci gàmm bi mu mel ni gàmm bu yem day laaj ndox mu doy wala ndox mu bëri
jëm ci électricité ak yeneen préoccupation bi bëggoon xam rek seen sollicitation ci wàllu mel. waaw côté boobu tamit yaatal nañ ci bu baax parce que képp ku wax gàmm ku wax dëkk ku wax tund da nga wax ndox da nga wax courant képp ku wax gàmm wax sécurité comme ni ko monsieur le gouverneur waxee ci biir réunion bi da nga wax éclairage public mooy da nga wax ci affaire leeral dëkk bi loolu wax dëgg yàlla préciser nañ ci bu baax suñ cahier de charge mais amuñ foofu bu ngeen seetloo jotaay tey bi ci ñu ko teewee ñun suñ programme toujours dañuy faral di tënk parce que dañuy waxtaan def cahier de charge yónnee ko état bi ci buntu monsieur le gouverneur suñu waxtaanee ba pare nag suñ ñëwee fii dañuy tànn kenn muy Cheikh Tidiane Gueye kenn nekk sama adjoint yi su ko defee moom mooy wax ak ñoom su amee lu ñuy dolli man ma dolli ko ci wala ma arbitré wala ma engagé wala ma jël leneen waaye nag tey bu ngeen seetloo benn président commission rek moo wax ci commission yi fi teew yëpp te mat nañu 8 commission mooy ki nga xam ne mooy yore ndox ak courant kon loolu dafay wane important. Fouillé avec l'appui du gouverneur, du préfet et de l'ensemble des services techniques, nous avons espoir que avec l'accompagnement des prières de nos autorités religieuses, nous allons vers un gamou qu'on pourra bien réussir, bien que le contexte de cette année soit un contexte particulier, mais un contexte particulier quand même que nous vivons, un contexte particulier que nous essayons de vivre malgré nous. Donc il y a la pandémie, mais nous devons faire preuve de résilience et essayer de surmonter ces difficultés après les ordres du Khalif d'organiser le gamou. Et c'est ce à quoi nous nous sommes avérés depuis ce matin. Le gouverneur l'a bien dit, qui dit gamou de cette année devrait insister beaucoup sur la santé, sur la sécurité, parce que tous les secteurs sont importants, mais ces deux secteurs sont, cette année, deux secteurs sur lesquels une attention particulière devrait être portée. Et d'ailleurs, vous avez constaté par vous-même que séance tenante, avant les synthèses de M. le gouverneur, le préfet a tout de suite pris la décision d'organiser des réunions techniques particulières au niveau de ces deux commissions que sont la commission santé et la commission sécurité, pour vous dire vraiment l'importance de ces deux commissions. Pour les autres, que ce soit l'assainissement, que ce soit la communication, que ce soit tous les autres secteurs d'activité, nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'État pendant toutes ces années et nous espérons que l'État ne fera jamais moins de ce qu'il avait fait les années passées. Et avec l'aide de Dieu et les prières de nos autorités religieuses, nous pensons que nous allons vers un gamou qui sera bien organisé. Merci. C'est bon? Merci. عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد